voilà asalaamaaleykum gars ñi tey nag ñu dellu siwaat ak yéen ak beneen série tuto boo xamante ni tey jii nag dañ leen indi li ñuy wax brunch mooy ndekki yi nga xamante ni day mun a remplacer añ aussi donc dañ koy yéex a def maanaam nga xam ne day nekk ndekki ak añ en même temps donc bu ko defee yéen reer rek ngay mun a togg par exemple donc tey jii nag nen lañ koy defaree aussi benn la donc dañuy defar ay série brunch yu bare tey jii ak nen la ñuy commencer incha allah ñu won leen ñaari variété nen yoo xamante ni moom la ñu leen bëgg a defal benn bi dafay nekk ak sauce tomate beneen bi mu nekk régulier nen régulier nii rek ni ñu koy defee donc sans plus tarder dañ leen di wax rek yi siy dem pour nen bi nga xam ne sauce tomate lay àndal moom la ñuy commencer incha allah dañuy def dinañu am poivron donc c'est facultatif ku ko amul problème mun nga toujours togg ko soble moom c'est impératif il faut nga am ko dinañ soxle aussi tomate loqati donc mu nekk tomate concentré bi ak aussi tuuti tomate fraîche donc moom tamit c'est optionnel parce que dama fi yore benn mu nooy rek moo tax nen aussi comme niñ ko waxee rek dinañ soxla suñu ay épices donc poobar xorom levure nutritionnelle ku mu neex ak tuuti épices mu nekk paprika thym ail en poudre oignon en poudre yore suñu bay seasoning yore aussi tuuti kaani ak tuuti basilic xam nga tomate ak basilic rek ñoom ñaar dañoo ànd donc dañuy daal di ñëw ak diw aussi daal di commencer def suñu diw tuuti rek lañu soxla bismillah gis nga donc lii mu nekk benn cuillère à café astafurlah benn cuillère à soupe donc lañ def nii léegi dañuy daal di ñëw rek commencer dugal soble bi instant bi bismillah ku nekk rek yaay xool quantité bi nga bëgg du ma def soble bi yëpp damay wàññi lenn li ñu daal di defaale aussi suñu ay poivron gis nga jarul muy bari gis nga comme diw bi bariwul damay fexe rek yëpp ingrédients yëpp laal ci diw bi nga xam ne dinañ ko mun a sauter rapidement voilà ma ñëw commencer ci def épices yi directement donc dinaa ci def sama paprika def thym bi daal di def ail en poudre bi tamit def ci tuuti rek moom ku bëgg def laaj doom bi mun nga def mais man ail en poudre laa bëgg a def nii rek pour mu gaaw ñu def tuuti kaani aussi optionnel ñu def suñu bay seasoning moom tamit c'est optionnel ak suñu basilic ak tuuti oignon en poudre bi gis nga mu ngi commencé am couleur ndax paprika bi moo tax voilà ma daal di jël tuuti sel def ci ñu jël poivre ak tuuti sama levure nutritionnelle mu nekk lu optionnel aussi voilà léegi damay daal di jël suñu tomate concentré bi donc muy tomato paste so tomate bi jarul muy bëri we don't need a lot tuuti rek lañu soxla comme ça nga xamante ni affaire bi du bëgguñu mu naqaaral ak tomate donc ma daal di jël sama tomate fraîche bi tomate fraîche bi ma daggate woon gis nga ma def ko ci ku am yi nga xam ni ci pot yi la nekk aussi mun nga ko utiliser gis nga dama bàyyi tuuti tomate juste au cas où rek affaire yi nar na bari bu doyulee mun naa ko doole ma jël tuuti ndox def ci pour mu dog incha allah gis ngeen léegi dama ko def ndox ñuluk ko léegi li may daal di def mooy damay daal di ñëw
ndox bi ma def nii quantité bi dama def mu xaw a bëri tuuti parce que damay ñëw def nen bi te dama bëgg ndox bi ñoral nen beeg yëpp léegi instant bi laay commencé xool sama assaisonnement mais nañu bàyyi xel que ni ndox bi dafay nar a ñeer aussi daal donc même bu ñuy dolli lenn lu mu munti doon aussi nañ def ndànk-ndànk rek après bu la neexee su safulee su togg bi paree mun nga ko ci wis noonu gis nga man gis naa ne dinaa dolli tuuti sel def aussi sama levure nutritionnelle bi donc tey dina ma gën a génneel li nga xamante ni comme moom niñ koy kiiyee rek liñ ko daan utiliser rek muy pour ñi nga xam ne végétarien lañu te bëgguñu utiliser fromage moom lañ koy remplacer aussi mais ak vitamines yi si nekk donc gis ngeen li ma joué si soble yeeg poivron yeeg yooyu loolu yëpp dañu soxla vitamine parce que tey jii booy xool ni suñu togg bi dafa riche en vitamine C donc ce qui veut dire que vitamine C xam nga daf lay njaxlafloo donc toute la journée da ngay nekk en forme moo tax ñu jouer bu baax a baax ci poivron yeeg ak yeneen épices yi ñuy def yi ak herbe yi tamit donc yooyu noonu yëpp def ci baax ak antioxydant yi nga xamante ni ñoo ci nekk aussi ak anti-inflammatoire yi nga xam ni ñoo ci ànd aussi ci lu mel ni paprika yeeg ak basilic yeeg yooyu noonu donc léegi damay daal di ñëw rek jublu directement ci nen yi daal di koy toj ci biir léegi daal di koy ki nga xam ni bëgg na par exemple mun na bu defee nen yi dugal ko ci fuuram mais man yëpp tey ci kaw gaz bi laa koy defee maanaam dama koy def toj nen yeeg def yëpp ba pare après daal di koy upp ràpp ak kubéer boo xam ne mun na ko tëj ku amul kubéer mun nga utiliser par exemple aluminium foil muy papier alu nga tëj ko ràpp noonu daal di wàññi sa gaz ndànk-ndànk le temps ngay nettoyer ak yooyu fekk affaire yi pare incha allah. donc gis ngeen ku nekk yu yaay xool quantité nen bi nga bëgg man lii laa def nii te beneen affaire bi nga xamante ni mun nañ ko defaale en même temps mooy assaisonner ci kaw nen bi nii parce que moom du li nekk ci suuf daal mooy gën a am assaisonnement gis nga donc sel kese laay def ak tuuti levure nutritionnelle nii léegi ma daal di jël sama kubéer upp ko ci nag bu ko defee ma daal di koy bàyyi wàññi sama gaz bi ba parce que loolu la nekk nii sax anyway mais noonu laa koy def upp ko ràpp léegi bàyyi ko nag muy mijoter duma ko yëngal duma ci def dara duma am ak moom benn affaire ba nga xam ne pare na incha allah donc ça va prendre quelque chose comme 5 à 10 minutes maximum incha allah. voilà gis ngeen deuxième version wu nen bi nga xamante ni moom lañ leen doon wax ci début bi moo nekkaat nii encore donc bii nag mooy bi nga xam ne amul tomate amul dara donc dañ koy def nen simple mais man damay jël beneen astuce ma def ko nga xamante ni day gën a présentable aussi comme dañu wax brunch donc il faut ñu def noo xamante ni nit ñi dinañ ci sawar loolu donc li ngeen gis fii ay poivron la ku nekk li nga am bu fekkee benn couleur nga am nga utiliser ko donc ma daal di koy dagg ay cercle bi ma ko daggee cercle nag cercle yu xaw a dijji tuuti laa ko def gis nga mu nekk nii gis ngeen épaisseur bi mu xaw a dijji vraiment pour buñ ci defee nen bi du daal di du ñàkk dina am sax lenn naam loo xamante ni dina ci génn mais du doon lu bari daal incha allah donc léegi li may def mooy damay daal di jël boobu moom li ciy dem mooy da ngay def sa soble su la neexee boo amee say champignon d'habitude dama ciy def champignon ma daggate ko mais tey dama jeexal complètement moo tax léegi mu am nen aussi ak suñu ay épices donc xorom poobar ak levure nutritionnelle ak diw ak beurre donc loolu laay utiliser pour bii nii léegi sans plus tarder dañ leen di daal di ñëw rek wan par exemple nuñ koy defee incha allah gis nga damay jël sama beurre bi tuuti rek laay jël diw ko ci kaw lii mook pool ñoo yem lii pool di def lay def seulement danga naan rek pool bu gudd la rek noonu rek nga koy tuddee donc bu mu tere kenn bu mu tax kenn boo ko yorulee nga ne da ngay dem boutique wala doo def togg bi déedéet donc ma daal di ñëw pour wan leen kii bi gis nga poivron yi mi ngi nii dama leen di ñëw teg bismillah gis nga daal di teg léegi pour wan leen cercle yi ni ma ko defee dama dagg cercle ci biir ma daal di koy nettoyer bi lan la damay jël rek lii nii ci biir membrane yi nii
ma dindi ko gis nga tourner dindi ko pour am cercle bu mag rek la gis ngeen niñ koy defee damay ñëw rek dindi parce que dama gis ni su ma ko defee bu nee lumm avant ma koy dagg dafay gën a metti chance pour ma dagg poivron bi mooy ëpp gis nga bu ko defee ma am sama cercle bu jaar yoon ma jël ma wanaat leen deuxième gis nga dindiw ma doom yi walla dara bu ma jëlaatee rek nii gis nga jël dagg côté yi gis nga defar ba nga xam ne dinaa am sama cercle ma daal di teg assaisonné wu ma ko defuma ci lenn donc nii rek la ñuy def léegi nag damay daal di ñëw jël nen yi toj ko directement ci biir bismillah gis nga du tere am yu rëcc ak yooyu mais amul benn problème majeure partie bi ci biir lay des gis nga bii nii tamit même système bi mun nga ko def ak yàpp aussi dama koy def ak viande hachée par exemple def ko mel ni comme kuy defar boulette mais def ko ak yàpp bi donc boobu dinañ leen ko wan incha allah beneen yoon comme gis nga comme bii nii poivron bi dafa ndaw moo tax li ci ëpp génn na mais amul problème dinaa leen wan noo koy defaree même bu loolu amee léegi ma jël gis nga poivron kii levure nutritionnelle ma daal di def nii ci kaw nii rek assaisonné nen bi ma ñëw jël tuuti poivre bu fekkee dafa am ku bëgg a utiliser bu poivre blanc mun nga ko def mais man bu ñuul bi nii daf ma neex bu noir bi parce que specs yi bi ni nga koy gisee nii dafay rafetal togg daal voilà ñu jël aussi tuuti sel ñu def ci pincé rek ku mu neex nga def ci sa fromage par exemple donc comme man damay def fromage comme décoration duma ko ci def nag mais ku mu neexoon rek mun nga ko ci def incha allah donc gis ngeen fi mu nekk nii damay ñëw ma daal di def rek tuuti beurre ma teg ko nii rek ci kaw nen bi juste pour jox ko plus de goût donc étape bi c'est facultatif bu la neexee c'est optionnel quoi su la neexee mun nga def huile d'olive huile de coco ak yooyu noonu gis nga yenn yi dinaa ci def tuuti huile de coco parce que du changer goût bi man dama bëgg nen ak huile de coco anyway donc gis nga kii bi dañ ko wàññi feu bi dañ ko wàññi feu moyen léegi dama koy ñëw def vraiment feu doux gis nga wàññi ko ba mu ndaw léegi nag ma daal di ñëw daal di koy ub tuuti mais il faut ma aider ko comme ça li nekk ci suuf du xam damay daal di jël tuuti ndox gis nga tuuti rek voilà gis nga li muy def nii day tax nen bi ñor sans pour autant li nekk ci suuf xam gis nga bu ma ko defee nii damay daal di jël comme man awma beneen kubéer bu doy nii damay daal di jël sama papier alu lem tëj ko ci bu ko defee jaune bi ñor ki nga xam ne dafa bëgg jaune boo xam ne dafa rani mooy maanaam li nga xam ni togguwul bu ñorul bu baax bu ko neexee mun na ko teggi à ce niveau mais man dama bëgg jaune d'œuf bi mu ñor carrément au lieu de muy rani voilà gis ngeen yii nii pare nañ ñoom gis nga nii lay def léegi nag dañuy daal di ñëw rek teggi incha allah gis nga beurre bi moo nekk nii ci biir donc bu ko defee daf koy jox goût vraiment bu neex a neex a neex parce que kii bi nii rek mun nga ko yëkkati te du rëcc du def dara ndox bi loolu lay def gis ngeen mun naa jël ñaar yépp sax voilà léegi li may def mooy damay daal di ñëw wàññi toujours suñu feu après ñu daal di ñëw sauter soble bi lii nag c'est facultatif bu fekkee ni bëggoo soble mun nga ko bañ a def du ci wàññi dara man damay ñëw rek sauter bismillah pour jox ko tuuti couleur rek tuuti lañ ci soxla laxal ko après joxaale ko tuuti couleur donc gis nga ma daal di jël tuuti sama desitu beurre ma def ci daal di jël tuuti diw rek pour beurre bi bañ a xam rek ñu daal di mélanger donc dañ koy sauter nii 5 minutes yooyu
bu ko defee après ñu daal di commencer def suñu assaisonnement parce que 5 minutes dina fekk incha allah mu commencer am couleur gis nga nu mu commencer doore tuuti nii donc loolu moo tax may yéex a def assaisonnement yeeg yooyu donc nañ def noonu le temps muy def nii ma daal di commencer assembler pour ñu commencer teg plat bi xool nu ñuy def aussi ma wan leen li ma koy defee parce que tey bu simple rek laay def gis nga dama jël samay tomate rek dagg ak concombre ak yooyu rek teg donc ku mu neex nga def ko ku mu neex nga bañ ko def directement rek daal di commencer assembler léegi ma ñëw teg ku nekk yow yaay xool ni ngay tegee lu la neex donc man damay alterner couleur yi bu ko defee ma mun a jouer ci yooyu ñu exposer li nekk ci biti gis nga boo ko defee mooy yi échappé woon nii lay def donc su la neexee nga dindi ko su la neexee nga bàyyi ko loolu laa leen doon wax sànq dinaa leen wan nooy def parce que day ñëwaat yëpp dajaloowaat encore si biir léegi mu daal di des quelques yii nii rek man duma ko dindi dama koy bàyyi noonu anyway parce que yàqu si dara donc gis ngeen bii pare na léegi nu la neex rek nga koy def man damay daal di jël tuuti paprika nii rek awale ko si kaw en fait pas paprika sax dama am turmeric bi nga xam ne dañ ko fumer tey jii laa koy testé nag incha allah dama koy jël rek teg ko si kaw nii bu ko defee ngeen mën a gis après nu mu mel incha allah gis ngeen soble baa ngi noonu léegi nag mun naa commencer assaisonner ma def tuuti levure nutritionnelle def tuuti sel daal di def tuuti poivre du moins def tuuti sel voilà gis nga defuma si leneen bàyyiwaat ko pour ay 2 minutes rek après ma teggi ko parce que pour man baax na nii laxaay bi baax na nii voilà gis ngeen suñu kii yi ñu defaroon bi sànq pare na donc fii dañu defar benn salade bu ndaw nii rek boo xam ne moom la ñuy accompagner ak nen yi donc li ma am fii li ñu am fii mooy dañu am fromage mozzarella yi nga xamante ni dañ ko def dafa nekk sous forme de perle comme boule daal bu fekkee amoo ko boo fromage boo am su la neexee nga daggate ko ba mu des fromage à tartiner yi donc yooyu doo ko mun a utiliser daal soo amul fromage wala toléré woo fromage muy maanaam loo xamante ni dairy la mun nga ko omettre donc daal di si def gis nga ma am fii sama saucisson yi ma jël ko dagg ko ay cube daal di jël desitu poivron yi nga xamante ni moom la ñu amee woon si bi ñuy defar nen bi nga xam ne moo àndoon ak sauce tomate bi au lieu de ma koy sànni wala di ko congeler waat dama koy jël rek recycler ko waat fii donc ma am fii aussi ay kaani yi nga xamante ni dañ ko mariner si vinaigre donc nga xamante ni day nekk lu ñu pickle mais bii bu saf bi la ku bëggul bu saf mun nga ko omettre ma daal di jël tuuti kii rek persil def si donc dama am vinaigrette comme ni ma koy amee tout le temps rek si kër gi boo xam ni dama ko defar donc si vinaigrette bi li si nekk mooy citron am na aussi vinaigre am na aussi tuuti Dijon ma def si poobar laaj ak tuuti aussi ail en poudre quoi daal di siy def tuuti kaani def si aussi tuuti basilic ak tuuti thym donc ñoom laa jël ak tuuti turmeric aussi muy curcuma ma def ko gis nga donc li ngeen gis noonu mooy diw bi daal moom moo nekk noonu donc damay jël def si tuuti soxlawuma lu bari ma jël tuuti sama huile d'olive def si rek daal di jël rek mariner nii gis nga marinade bi jarul muy toog wala muy def lenn donc comme dañ koy ñëw lekk léegi gis nga nii rek lañ koy def affaire yaa ngi tuuru mais yëpp dinañ ñëwaat encore amul problème comme d'habitude rek jëlati naa bool bu ndaw gis nga voilà léegi damay ñëw rek daal di koy xool ndax war naa dolli xorom ak yooyu parce que mozzarella dafa xaw a lewet mais aussi saucisson dafa xaw a saf tuuti xorom damay jël rek ñam xool mais je pense pas que ni dinaa si dolli dara parce que vinaigrette bi moom safoon na ba pare donc mais du tere ñu vérifier rek voilà gis nga damay ñëw rek transvaser ko daal di jëlaat tuuti vinaigrette bi defaat ko ci kaw bu ko defee ñu daal di commencer nag léegi wan leen suñu produit fini brunch bi nu muy demee ak yooyu. ku mu neex aussi mun nga utiliser mun nga ci dolli tomate fraîche mais man comme dama décorer ak tomate fraîche bu bari moo tax jéemuma ci def tomate fraîche parce que am naa ci assez fële na le ci yeneen plat yi daal
voilà léegi dañuy nettoyer rek daal di leen ñëw woon yëpp bu paree nu muy mel incha allah. kon nag mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp kuy safoo bernde rek gis ngeen tey nii ñu indiloon leen seen benn tuto nii boo xamante ni dañ leen defaloon brunch muy maanaam kii bi nga xamante ni day nekk ndekki nekkaale en même temps añ en même temps donc moom lañ leen indiloon ngeen gis ko fi mu nekk ni ñu defaroon si ñaari façon nen benn bi bu am sauce tomate ak boo xam ne amul sauce tomate ñu daal di leen di indil aussi accompagnement yi mu àndal yi benn bi ñu def ko salade boo xamante ni dañ ko boole comme genre caprese salade rek la donc mu nekkoon saucisson ak yooyu yi si dem yi ñu leen wax si biir émission bi ñu boole ko ak mburu tamit bi nga xamante ni pain arabe la ku bëgg mën nga ko utiliser ku ko bëggul tamit mën nga ko omettre wala nga utiliser mburu bi nga xam ne c'est à base de farine de coco wala poudre d'amande comme niñ leen ko wanee woon rek même chose ngeen di def aussi ñu boole woon bi tamit ak tuuti soble boo xam ne dañ ko sauté woon tamit daal di koy jox tuuti couleur ngeen gis fii donc jus bi jus naturel la donc mu nekk jus de goyave boo xamante ni dañ ko def goyave la ak aussi tuuti jus de mangue ñu mélanger leen donc gis ngeen ñu daal di jël suñu kii bi da nga koy pulser rek comme ni ngay def yeneen yi tamit noonu nga koy defee rek comme yeneen jus yi ñu leen waroon yi bu la neexee nga def sa bisaab wala whatever leneen lu la neex donc du jus d'orange donc ñu daal di jël aussi tuuti concombre daggate ko bi yoon boole mixé wuñu ko ci biir jus bi mais dañ ko daggate def ko ci biir donc da lay jox genre tuuti sangria tuuti nii boo xamante ni du amul alcool quoi mooy yooyu noonu nu muy mel donc nga xamante ni dañu jël tuuti concombre daal di ko ci dagg def ko ci daal di dagg aussi tuuti citron bu jaune bi def ko ci donc moom la ñu jël ak tuuti naana menthe daal di koy def rek bu la neexee nga sànni ci say glaçons bu fekkee teel nga ko defar aussi nga mun ko def sa frigidaire bu boobaa du soxla glaçon donc tey jii loolu lañ leen indiloon j'espère que di ngeen ko essayer di leen jox dig daje ba beneen yoon di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah